asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu di leen sant di leen dalal ci studio iRadio ITV bu groupe E-Media Invest di leen mbégte tey di waxtaan ak yéen ci réew mi am tamit ñi nga xamante ne ay kàngam lañ ci réew mi ñu xamee leen seen i bind xamee leen seen i xam-xam xamee leen seen i xarañte ci li ñuy def ci réew mi que ñu njëkk dalal di Magaye Kassé di professeur titulaire des universités am na solo loolu. Parce que c'est pas un professeur des universités seulement c'est le professeur titulaire des universités di jàngal université xam politique yàgg ci jàng ko jàngaat ko ñoo nag kii di Abdoulaye Diallo le berger de l'île de Ngor di ingénieur écrivain et artiste peintre nag bu ñu ko waxee ingénieur dañu xam société nu muy doxee nu muy rythmé wu li ñu gis Sénégal fan yi ak liy xaw caaxal nañu bëri nit ñi nag xaal jot na nag ñu wax ci mbirum république Sénégal naka la ñuy def pour sauver république bi di xamante ne moom moo fi xew kuji bu nekk war ngaa mën a wut loo bëgg waaye bàyyi fondamentaux yi nekk Sénégal maanaam mooy stabilité bi mooy paix bi parce que moom mu undu lépp moo tax ñu am tey mbégte di waxtaan ak ñoom ci république Sénégal naka lay demee naka la ñu défendre république bi de tout bord et de tout acte mi nga xamante ne dafa yàq suñu vivre ensemble Magaye Kassé ñu ngi lay nuyu di la sant seetaan ngeen li xew tey fan yi li xew ci maanaam politique bi violence bi am ak yooyu loolu jaaxal ñu bëri ñu bëri nag bitim réew xameewuñu Sénégal violence bu mel nii naka nga ko jàngatee. jërëjëf Alassane bi nga ma invité ci sa émission bi li ngeen di def am na solo trop ndaxte yàlla dafa def jamono di dox ba ñu am jumtukaay yoo xam ne boo waxee fii tey mën naa wax na du Sénégal rek àdduna bi yëpp ñoo koy xam. donc boo amee coobare am sañ-sañ am gëdd parce que jox nañ leen sañ-sañ jox leen gëdd nga jëfandikoo ko ni nga war a jëfandikoo ba nit ñi mën cee jot loolu dañ la ci gërëm di la sant. di féliciter aussi seen rajo ak seen télévision ITV. ndax ku leen dégg rek dina ci jëlee lu bari. man di leen di suivre. chaque fois bu ko sama jot may. li nga wax aussi laaj bi nga laaj bu am solo la ndax nit ñi dañuy fàtte lu bëree bëri lu tax ñu koy fàtte c'est que ni ñu leen tàggatee ni ñu leen yare ñoo tax léeg-léeg ñuy fàtte lu bëri sama benn xarit camarade bu fi jógee ñu koy ñaanal yàlla bu baax fa mu tëdd muy Amath Dansokho da doon wax naan Sénégal dañuy fàtte li xew démb te duñu xool li nekk seen kanam maanaam dañuy dund rek. léegi. dund léegi jooni nag moo tax ba doo fàttaliku fan nga jóge pour xam fan nga toll ak fan nga jëm. ndax fi ñu jógee dafa sori. dañoo nekk dëkk boo xam ne bii mooy Sénégal bokk ci foo xam ne bi ñoo ngi ko tuddee Afrique ñu noot yu baree yu yàgg. jàpp suñu maamaat jaay leen ñu jóge fa ñu ñëw daal di aakimoo sunu réew yi aakimoo sunu alal yi ñu koy xeex di ko xeex ba yàlla def ñu moom suñu bopp mais moom suñu bopp boobu dafa am aussi histoire ndax jógewuñ tëb rek moom suñu bopp parce que bi ñuy moom suñu bopp dafa nekk xeex boo xam ne bii xeex bu tar la woon bu metti maa ngi fàttaliku 1958 bi fi De Gaulle ñëwee Valdiodio Ndiaye recevoir ko ak ñi xëy ñoo yoroon pancarte yi di wax dañoo bëgg moom suñu bopp léegi moom suñu réew moom sa réew boo ko waxee da ngay xalaat parti politique bu tudd PAI. et comme sama naataango sama xarit sama rakk Abdoulaye Diallo ñoo bokk plateau bi dañoo sumb loo xam ne lii lu am solo la ci sunu bët muy ay livres yu ñu bind jagale ko askanu wi nekk ci àdduna bi ren léegi fan la jëm mooy nañu taxaw seet sunu bopp xool fan lañ jóge fu ñu toll ak fan lañ jëm ci biir livre yooyu mu def ci benn boo xam ne bii mi ngi ko tuddee les figures emblématiques des indépendances et la démocratie sénégalaise. parce que dama wax léegi ne nit ñi dañuy fàtte ci biir téere bii wax na ci ñu am solo ñoo xam ne ñi lu ñu liggéey ci Sénégal pour que Sénégal moom boppam kenn mënu koo réere mbir kenn waru koo réere mbir
ñoom Valdiodio ngi ci ñoom Babacar Niang ñoom Amadou Makhtar Mbow yàlla na ko yàlla. Émilie Badiane gën a may wér-gu-yaram. Émilie Badiane. Ibou Diallo. Seydou Cissokho. Majmoud Diop. ñoo xam ne ñi ñoo jëkk a jóg ne dañoo bëgg moom suñu bopp. bi ñu moomee suñu bopp Senghor nekk fi ñu yaakaar ne que comme moom nañ suñu bopp dañu tabax réew yoo xam ne ñi danañ ci am naataange kenn du ñu noota di jóge bitim réew. loolu ma tax ma ne bu ñu xoolee démb xool li xew tey war nañ xam fan lañ jóge ak yan jéego lañ def ak ñan ñoo ci ñàkk seen bakkan ñan lañ ci génn réew mi ñan ñoo liggéey ba Sénégal nekk république ba Sénégal nekk loo xam ne lii waxuma ne lépp baax na de waaye def nañ ci lu baree bari matagul nag des na loolu boo ko gisee li ko und mooy nguur ban gis-gis lañu am ci nguur pouvoir ak pouvoir lu ko lal li ko lal mooy démocratie te démocratie dafa nekk loo xam ne lii bokkul ci sunu làkk gisuma benn làkk boo xam ne bi rek mën nañ ko tuddee démocratie dañ koy àbb jéem koo adapté méngale ko ak li ñuy xalaat ne mooy démocratie démos ak kratos maanaam ci grec la jógee ki yore nguur gi pour nit ñi ci gàttal. donc bu ñu gisee li fi xew jamono yi passé ñun dañuy tiit dañ naan ñun est-ce que xam nañ ci lan lañ dugg parce que réew yu bari tey surtout Afrique ak ñi ñu wër amuñu naataange amuñu jàmm joo xam ne ji dana mën a tax li tax ñu fal ña nekk ci bopp ba mën a def li nga xam ne bi moom la ñu digee ne moom la ñuy def loolu nag li ko waral mooy citoyens yi maanaam ki nga xam ne bokk na ci réew mi ak ni ñu tabaxee réew mi parce que réew mi dafa nekk loo xam ne état nation maanaam organisation boo xam ne bii ay nit ñoo ko bokk te nit ñoo bokk ko muy nation bi li leen boole dafa bari avant que sax tubaab bi di ñëw di ñu noot ñu war a tabax état boo xam ne bi ku nekk da nga ci gis sa bopp ku nekk da nga xam ne am nga ci wareef ak yeleef maanaam koo xam ne kii da nga ne tey man maa war a jël nguur gi da nga war a wax loo xam ne lii nit ñi mën nañ koo dégg mën nañ ci ànd mais pour ñu dégg ko ànd ci il faut nga wax leen lu leer te li ma gis temps yi gisuma dara lu leer loo xam ne lii moo naan su ma xeexee ba ñi fi nekk jóge fi ma toog seen place lii lay def loolu nag dafa laaj ñu gëstuwaat bu baax a baax jamono ji ñu nekk ak réew mi ni mu doxe ak ñi ñu wër ni ñu doxale ak lan moo ñu gàllankoor ba mënuñoo def benn jéego boo xam ne bi danañ yóbbu foo xam ne nit ki dana man kat li may dund nii dund gu sell la jàmm ci yàlla bu fekkee gëm nga yàlla ak yàlla bu yu man di doon nga ànd ak say naataango muy say rakk muy say mag muy say ndey muy say baay loolu moo fi amagul te tool tant que loolu amul nag war nañu gëstu lu tax loolu amul. Abdoulaye Diallo artiste nga. da ngay liggéey ci mbirum peintre am benn ce qu'on appelle un œil extérieur ci société bi di ko jàngat ñu bari neen dañoo tiit ci Sénégal fi ñu toll ni ci mbirum démocratie mbirum république ndax li ñu gis ak li xew wax ji dañ koy faram-fàccee ak acteurs politiques yi opposition pouvoir du ñuy xeexee. waaw ma jërëjëf suma nijaay jërëjëf ITV kontaan lool ci jataay bi nga xam ni permettre nga ma ko ma toog suma mag ci suma kilifa ci wàllu nekk nag pour joxe xalaat ci li nga xam ni tey mooy fitna gi yeewu woon te ñu ñaan suñu borom ñun ñëpp yal na ko fa yàlla yemale ci jamono yooyu et ñu àndaat ci ànd boo xam ne mooy ànd bu gën a rafet sama li ma ciy indi du bare ndax suñu doylu woon waxu professeur rek sant suñu borom te muy doon lu ñuy jëriñ lay doon mais comme nag artiste bi la ñuy interpellé artiste bi dafa mos a defar ay tableau yenn yi professeur wax na ko léegi nii mooy jéem a fàttali mag ñi nga xam ni ñu ci ëpp ay waajur lañu woon ëppoon ñu xam-xam fuuf gënoon ñu sellal fuuf mais ci wàllu politique
bokkuñu woon xalaat mais seen intérêt commun doon Sénégal ba tax ñu am lu ñu sañoon ak lu ñu sañul suñu xoolee intérêt commun boobu ñooñu ma ni dinaa ci def ay tableau pour que ñi gën a féete ndaw ñu fàttali leen li fi amoon démb à travers ces hommes-là. beneen bi mooy comme du ñu nekkoon ci àddina wu lëj te Sénégal ci àddina boobu la bokk liy màttee feneen mun na màtt fii depuis 2018 ñu defaroon ay tableau yoo xam ni benn bi rek ci lay ñëw ñu tudde woon ko droit constitutionnel dans une société de défiance. Défiance amul njëriñ ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo sabab république fañ ko jële ji bokk ñoom ba ñuy def seen république am na benn kàngang bu nekkoon ci ñoom ni dañu dugg ci république pour indi seen nation seen peuple pour yokk bien-être am yokk moralité am yokk la ñu tudde ñoom seen lumière. ñun ni ko professeur waxee léegi ba ñu xeexee di xeex ak li ñu dal yépp ba ñëw ni léegi am nañu indépendance di dugg ci république dafa am lu bare loo xam ni nit ñi bàyyiwuñ ci xel te daf ñu topp ba tey yàlla defal ñu ci sutura ndax saa yu daay jógee rek su ca ñooñu waxee yàlla defal ñu ci sutura sañu bos li mu wuuteeg bu tubaab yi ñoom ba ñuy woo seen njaboot pour yóbbu leen ci lumière ñoom ba ñu xam ñun ki demoon doon campagne te la mu am ëttu diine yi jox ko muy président Senghor ba mu demee ci sëñ Fallou dafa diggee woon ñu ko soo ma jàppalee ndonte chrétien la dinaa la jàppale ci li nga xam ni mooy li la gën a ñor sa njaboot mooy ci noo defaree jumaay tubaab yi te comme ci jamono yooyu mag ñi su ci kenn xasee ba wax ña ca des ànd ak moom baatu sëñ Fàllu boobu moo tënkoon sëñ Ababacar moo tënkoon ñeneen ñu dul moom te nekkoon ci dëkk bi te amoon fi baat ba tax Senghor xëy falu mooy dañ ñu woo ci jàmm moralité woo ñu ci lan la ñuy def ba nit ñi am bien-être mais woo ñu tamit ci li nga xam ni moom la ñu gëm ñu sax ci ak ay njëriñam donc loolu dafa di lu am solo pour man li ci des baatu démocratie professeur jox na léegi li nga xam ne mun nañu njorti ni xëy na loolu rek lay tekki ndax moomuñu baat bi dama am sama benn mbokku séeréer bu ma mas toog di waxtaanal mu ni ma ndax démocratie bàyyi kan la ci ñoom ñu ko tu ci bàyyi kenn ci ñoom mais dafa am loo xam ni daf ko wundu damay faral di wax tout le temps naan démocratie du leneen lu dul abri boo xam ni ci la développement di jaar pour dem mais lu jiitu nag développement di jaar ci biir démocratie pour mun a dem dafa am loo xam ni dafa am solo te su amul développement du am mooy bànqaas bi nga xam ni mooy téye démocratie muy perfectionnement des hommes qui constituent une nation à progresser vers des vertus yoo xam ni générosité la transparence ak intégrité naturellement moralité yii su nekkul ci nit ñi nga xam ni ñoom ñoo constituer nation mun nañ fiy toog di wax ba gannaaw suba munuñu liggéey luy tax ñu progresser te kooku tamit sooy xool ñi nga xam ni du ñu am xam-xam ci àddina bi mu am ci ñu daan wax naan benn ressource rek moo am ci àddina boo xam ni mën na transformer désert en un pays de canard mooy ku nekk wóolu sa morom. confiance te yéen ñépp nag ngeen ànd wóolu li nga xam ni mooy seen avenir commun te ñun suñu avenir commun mooy Sénégal
donc Sénégal liñ ko nawe woon ba léegi dama koy wax nee naa leen am na ay jamono yoo xam ni mënoon nañ ñu dugal Guinness Book. Nous étions des 2 pays au monde les plus stables ñun ak Qatar tey raw nañu Qatar waaye ngir yàlla bu ñu kenn yàqal loolu te loolu tamit du suñuy pexey bopp du pexe boo xam ne duñ ko dund entre indépendance ak tey dafa jiitu suñu judd ñoon mos naa wax ba ma lire livre professeur Ablaye Bathily La porte de l'or tu te rends compte am na loo xam ni histoire jàngale na ko le seul royaume au monde boo xam ni am na 10 siècles de stabilité base am mi ngi woon fii c'était le Haut Sénégal muy le royaume de Gadiaga le royaume de Ngalam fi nga xam ni fa nga bokk départ Dakar Bango wàcc ba booru Bakel yéeg ba dans le Massina 1000 ans de stabilité te lu romb lu nekk jaar na fa arab yi jaar nañ fii au 6e siècle di dem ba colonisation ñëw et malgré toutes ces difficultés noot yeeg fitna yépp c'est le seul royaume au monde boo xam ne toog na junniy at te kenn mosu koo dégg ci yenn fitna yi te pourtant lii tax tey kenn ku nekk di rey sa bopp ci lu nekk muy am fa la ëppe woon ndax c'était la zone la plus aurifère au monde mu départ Dakar Bango gi dem ba dans le Massina malien donc loolu suñ ko tënkee kenn ku nekk jéem a dund su fekkee ni démocratie bi ñuy woote gëm nañ ko la ca jiitu mooy générosité la ca topp mooy transparence intégrité ak moralité loolu nag fu nekkul ci ay njiit moo xam ngay gouverner moo xam nga bokk ci ñi nga xam ni da ngay wotelu yaay woteluwaay yi moo xam nga bokk ci ñi nga xam ni yaay ci décideurs yi nga bokk moo xam nga bokk ci ñi nga xam ni ñi entraîner nit ñi ngay bokk moo nga nekk ci société civile wala nga nekk ci opposition wala nga nekk ci contre pouvoir ak bu mu mun a doon moo xam nga nekk modèle wala ñuy séentu ci yow modèle su fekkee ni am adhéré woo ci yenn comportement yi nga xam ni mooy def société benn société de partage de solidarité de moralité et de justice jaadu na ña nga xam ni ñoom nga bëgg a jiite ni tu n'es pas intéressant day jaadu ndax nag loolu la ñuy sénti ci ñooñu suñ ko ci gisul ñu taxaw leneen loolu rek laa ci amoon ci ubbi li nga xam ni moom laa ci doon bëgg a sànni. professeur Kassé lu ñu seetaan mooy ñu bëgg a conserver réew mi ak ñu bëgg a jël réew mi jikko yi muy wax yi léegi dafa mën dañ ko gis tuuti njiit yi li ko waral. Alassane li Abdoulaye Diallo wax lu am solo la parce que day fàttali ne sunu réew yi du réew yoo xam ne ñi rek dañoo xëy rek tabax ko. parce que ñi bokk ci ñi ko tabax dañoo nekk nit ñu sell ñu gëm dara gëm-gëm dafa baax ci lépp loo xam ne danga koy sumb boo ko gëmul doo yegg fenn wax na nekk am na ay siècle yu bari yu weesu yu wane sunu réew nu mel ci àdduna bi mais dama ci yokk leneen la charte du Kourankoum Fouga bu Soundiata Keita 13e siècle la charte du Mandé avant la révolution française li mu jëkk jiital mooy nit yelleef ak bi nga xam ne bi nit moo ko war a am loolu boo ko nekkee boo ko jàngee mu nekk ci sa bopp doo gis sa moroom nga ne kii damay xool naka lay mën a def ba noot ko li ma gën a naqare yi fi mu nekk nii mooy nekkatuñu jamono joo xam ne ji dañuy débattre idéologie. idée amatul. waaw idéologie yow rek. dañuy yàgg wax ne que idéologie dee na idéologie mënul dee. tant que nit baa ngi dund. nit tant que nit a ngi dund. te nit moo yor mi ngi ci benn système idéologique maanaam li nga xam ne bi mooy façonner son imaginaire. mooy façonner sa vie. am na ci ñoo xam ne ñi
li leen lalan bi ñuy dugg fii seen idéologie mooy idéologie d'exploitation man je suis un communiste Marx dafa ne boo bëggee xam nit da ngay jàng yan condition la nekk ak lan mooy njariñam ci àdduna ak ci fi mu nekk ak fi muy liggéey ñi ñu gis fii bi ñuy commencé indépendance ba léegi wax na ko société d'accaparement damay giiroo indil sama bopp mais du ma indi pour joxewaat loolu benn la ñaareel bi mooy ni ñuy wax politique lan mooy définition politique politique ci lu nekk la nekk lépp looy def rek da ngay ci jiital une politique maanaam ay gëstu ay xalaat foo jëm loo bëgg ak noo koy defee. doxalin daal doxalin mais doxalin boobu nit ñi dañuy gis nekk ñi nekk ci nguur yi temps Abdou Diouf ba léegi parce que Senghor am na yoo xam ne ñi loo ko contre nangu ko woon mais Abdou Diouf ba léegi da nga gis ne ñi yore nguur gi ni ñu koy doxalee ak ni leen nit ñi gisee daf leen doyul. parce que soo nee man jox leen ma seeni voix fal leen ma jël sama yaakaar jox la ko nga dem fi nga xam ne foofu nga war a dogalee parce que yow rek yaay dogal mais dogalal loo xam ne di njariñu askan wi la. bu ci amee lu sooxe rek bu ci amee fànn boo xam ne bi gisu ci boppam day daal di jóg te bu jógee mën naa indi fitna. gis ñoo xam ne yeggaguñu foofu bëgg nañ faa yegg te niñ fa yeggee mooy wax loo xam ne lii ñoom seen bopp gëmuñu ko. wala ni ñu nekkee mënuñoo won réew mi loo xam ne lii indi nañ ko ci réew mi pour que réew mi jëm kanam am na ñoo xam ne dañuy def politique mais mosuñoo jàng dara xamuñu dara. amuñu benn xam-xam. indiwuñu dara ci koom-koomu réew mi pour mu avancer nga jékki-jékki rek xëy benn bis yore ay millions ñu ne de waaye nga am ay milliards nit ñi di la gis di la ñee bëgg a nekk sa place. mais jaxasoo day ñëw. fekk escroc nga waaw ak bari si réew mi. loolu moo tax nit ñi naan man du ma politique wala su may politique moom lu ma ciy am doo wax lu ci réew mi am de mais man lan laa ciy am. mais défiance boobu mu wax accaparement mooy indi pour yow. est-ce que loolu mooy menace contre la république. mais parce que république bi dafa nekk entité boo xam ne bii nit ñi jànguñu mooy lan mooy ñetteel bi mooy éducation. nit bu amul éducation amul yar ak yar bi nu muy mën di mel du nekk nit maanaam nite nit dafa war a nite c'est-à-dire dafa war a am loo xam ne lii moom lañ sol ci moom tàggat ko ci ba buy dem di dem am na yoo xam ne ñi da koy jombal boppam. mooy def humanité bi mooy nit ki. mais nit ki naka lay dundee nitam le fait que mu nekk nit. loolu moo tax buñ la nee dénk naa la lii bu subaa nga ñëw wax ma loo ci def mais bu subaa doo ñëw wax ko li nga ci def wala yow li ñu la dénk boo ci jaruñuwul da ngaa ñàkk fulla noonu la ko nit ñi gisee. maanaam manque d'éducation boobu. éducation boobu mooy indi citoyen pour mu nekk vrai citoyen il faut mu am éducation boobu ñaari mbir la yoo xam ne ñi mënoo leen taxale. dañ naan éducation citoyenne boo nekkul amul éducation citoyenne par exemple ñun kan moo xalaat bis ne suñ drapeau bi lu tax ñu defe ko ni vert jaune rouge am biddiw bi. Sénégalais yu bëri boo leen posé question xamuñu ko. hymne national ay mag. man ngaa compte Senghor de. na ba université. waaye ni mu tëggee suñu hymne national bi. pincez tous vos koras frappez les balafons ak. baat bu su nekk dafa am lu mu tekki. Waaw. parce que dafa waroon tabax loo xam ne li moom lañu bokk suñ république bi ñëw dugg ci biir léegi nag bu ñu yeggee foo xam ne fii da nga naan ñi fi nekk defuñu dara mu wóor la ne li ngay wax gëmuloo ko parce que xañ na li mu war a def yëpp defu ko mais am na lu mu ci def loo xam ne lii mën nga reconnaître ne kii def na ko doo ko ci gërëm parce que
dañ ko fa fal pour mu def ko. mooy liggéeyam. mooy liggéeyam. bu ko deful dañ ko war a xarab waaye bu ko defee neel def nga ko waaye doyul. waaye li nga def dara baaxu ci. su ma ñëwee dinaa def lu ëpp loolu. ñu fal la doo def dara. est-ce que loolu moo tax Aminata Sow Fall benn téere bi am solo ñu tuddee ko Sénégal l'empire du mensonge. waaw parce que léegi. fen rek. fen bu dëgg bëccëg. kàcc yi. sans souci. defuñu ko loo xam ne lii fen normalement c'est-à-dire fen sans doo sax bouger. Alassane li dara sa yaram booy li fen. gën a metti Sénégal mooy nit da lay xool ci bët. waaw di la fen. allahu akbar. nga xam ne yow mii. li mu lay wax ay fen la. moom xam na ne li mu lay wax ay fen la. mais mu gëm ne moom loolu dëgg la. mais mu gëm lu la ne loolu dëgg la. ci yàlla. dafa dem ba nekkatul sax ci ñi ngay taseel fi ngay liggéeyee fi ngay naanee ataaya ak yooyu mais ci biir famille yi. ci biir askan wi. ci kër yi. ci biir kër yi. gone bu waxee dara fen nga jubbanti ko mu màgg ci ne du waruma fen. du fen. gone bu juddoo ci benn kër di bokk doo wax ne lii maa ko moom sa yaa dana la waaye yaa ko moom waaye may ko ci wala abal ko partage civilisation boobu dañ ko aman li tax lii nga wax naan Sénégal exception la woon pourquoi ñu naan teraanga da ngay am gan da ngay fàtte sa bopp pour teral gan gi léegi da ngay am gan di ko teral di seet loo ciy am ñun li ñu dal dafa metti waaw te nag ñi nga xam ne ji ñoom la yàlla dénk réew mi ak ñi nga xam ne yàlla moo leen dénk baat lu tax ku mel ni Abdou Aziz Dabakh comme tey jii sëñ Mountakha bu ñu waxee nit ñi déglu leen parce que dañoo wane ci seen jëfin. exemple lañu. waaw exemplarité am solo ci loolu moo amatul ci réew mi réew mooy puusal ma jël sa place loolu nag bu fekkee réew noonu lay doxee nga am li ñuy wooye discours mooy ni ngay wax ak nit ñi ni nga leen di naxe nit ki daal xam naa ne dafa may nax waaye nax yi may nax am na lu mu ciy jëlee tey du ma xalaat suba de. mais li mu jëlee tey moo ma ëppal li ma ciy jëlee suba. naa régler sama problème tey moo tax may la sànq ne la sénégalais ñetti séquences yooyu démb tey ak suba ci ñetti séquences yooyu moom mi ngi ci tey na régler problème tey li xewoon démb yoonam nekkatu ci li war a xaw suba toppatoo bu ko maa ngi koy waxee comme ni ko nit ñuy waxee quoi. toppatoo ma ko. donc loolu li ko lal mooy ñàkk éducation dañu war a xoolaat suñu éducation commencé ko. ci éducation ci biir kër yi muy law ba ci éducation formelle muy daara muy école française ñu def ci sa bopp loo xam ne lii da ngay am li ñuy wooye un esprit critique du lu ñu la wax rek nga gëm ko mais pourtant ci biir culture bi ci art bi mais nit ñi woy nañ ko Youssou Ndour John Seck yàlla na ko yàlla yem bi fi jóge nii dañuy woy di wax yoo xam ne ñi nit ñi buñ ko dégloo bu baax a baax dañ ciy jëlee njariñ bul yaakaar ne lu ñu la wan rek muy rey rek dëgg la mais kooku nag pour nga am ko il faut nga am un esprit critique nga jël distance ne kii li may wax est-ce que yenu na maanaa est-ce que mën na maa yóbbu fenn pas man rek de mais man ak ñi ma àndal ñëpp muy la communauté yàlla mel nañu loo xam ne lii suñ ko suufalee danañu sànq mooy ni ñuy booloo amul séeréer bi amul tukkuleur bi amul wolof bi loolu yàlla moo ñu ko muulee moo ñu ko mooñaale mais mooñaale boobu nag bu ñu fexee ba mu yàqu évidemment boo xoolee temps yi passé am na manifestation yu bëri yu xew li nga xam ne yàlla may na ko xam-xam ci nit muy xarañte muy technologie muy loolu ni ñu ko utiliser déjà rek éducation boo fi mën def daf koy yàq mais kooku nag dañ ko war a xam seet naka lañ koy fànqe ba xale yi nga xam ne ñii ñoom la ñu war a yar ñu war leen yar ci yoon woo xam ne bi day nekk yoonu dëgg. dëgg nag
mooy li nga xam ne moo manqué Sénégal fi mu nekk. waaw fu laa bëggoon ñëwee parce que wax na ko sax juñu na ko xale yu bari xëy léegi nu mu waxee école bi doxatul éducation bi ci kër yi bàyyi nañ ko xale ñu bàyyi lañu mel ay mala nekk ci réseaux sociaux yi amaana ñu ñuy wax nii sax am na ñu ñuy saaga léegi sax ci réseaux sociaux yi mun na am sax parce que ci la ñuy dëkk saaga moom tere nit ñi war def li nga war a def est-ce que du loolu moo tax réew mi am problème parce que xale yi phase bi ñu nekk ak mag yi dafa am benn genre de déconnexion loolu ci la mais dafa am woykat bu nekk ci réew mi bu mag bu am ci benn woye mi mu ciy wax naan xale yaa ngi jooy mag ñee leen tiitaloon lii moom a tiis suñu toogee ba mag ñi amatuñu yar indiscipline daf leen infiltré ba fees ci ñoom mag yi seen bopp mag ñi seen bopp waaw parce que boo nekkee ci oto par exemple nga war a yar sa doom ngay dawal nga naan dëkk bi dafa salté wala ñu ko salté yow mi papa ji dawal oto bi di lekk banaana nga sandi banaana bi ci mbedd mi doom bi nekk si ginnaaw dafa yaakaar li nga def dëgg yoon la war na ko mën a def donc su mag ñi yarootul mag ñi suñu waxee tey dellu si suba wax saafaan ba fàtte ni seen bëtu doom ak seen noppu doom mi ngi dégg li ñuy wax tey dégg li ñuy wax suba teg seen bët ci li seen waajur nekkee réew moomu jóg ci dafay jaatu Sénégal fa la toll léegi fa la ñu toll ñooñu moo tax ma ni leen homme politique lu tumuranke la ci réew mi waaw politicien bari waaw taf yëngal provocateur d'émotion collective moo bare waaw ñi nga xam ni naa wax pour capter attention buzz waaw te toll nañ ci foo xam ni fi mu nekk nii jéem a wax lu baax dafa mel ni soo ko defee ñu ni kii mooy dofu koñ bi kiy wax toj rek lañu gëm la ñuy déglu kiy saaga rek la ñuy déglu depuis nag que yu ñu créé métier boobu ñu tudd métier youtubeur waaw nga xam ni soo amee un certain nombre de likes am feneen fu xaalis di jóge di dugg sa biir poche donc àddina bi ci boppam moom moo nekk àddina boo xam ni amatul sens ndax amatul benn finalité boo xam ne nit mun na taxaw ni fii la ñu jëm waaw ci téere bi mujjee Barack Obama loolu la wax sax ci téere bi nee na internet bi dem na benn moment bi nga xamante ne kenn du xamat luy dëgg luy fen waaw loolu ndax jaxasoo bi duñ ci nekk complètement donc réew nag su tolloo foofu ña nga xam ni ñoom ñoo yore réew ma ñoom ñoo war a sax ci li nga xam ni ña nekk ca réew ma loolu la ñu gëm ña seet la cay njëriñ ñu koy dunde fii du réew boo xam ni diine daf fi tumuranke chrétien yaa ngi fi jullit yaa ngi fi animiste yaa ngi fi ñëpp a ngi fi te téere yooyu yëpp dafa santaane consultation bul doyloo sa xel waxtaan da leen waxtaan diisoo da leen diisoo loolu dafa di un minimum boo xam ni képp koo xam ni jël nañu doole yi ñëpp dénk la ko daf la war da nga war a mot njiit da nga mot njiit te njiit da nga koy incarner taxul nag ngay dund li nga xam ni les théoriciens de la décolonisation contrôlée là moom lañ daan wax un pouvoir fort kooku amul njëriñ ay institutions yu fortes la ñu soxla ay nit yu ñu tàggat ci dëgg tàggat ci jub tàggat ci liggéey moom la ñu kifee waaw te la ñuy war ci mbirum éducation bi waaw ci affaire éducation boobu dafa am solo trop parce que su ñuy xool tey suñu pyramide des âges ci réew mi fii Sénégal dafa nekk un cas particulier waaye ndaw yi bari ndaw yi 10% de la population sénégalaise a moins de 10 ans 10%. 52% de cette population a moins de 20 ans. L'âge médian est à 18 ans. Donc, tollooguñu ci fu ñuy liggéeyee pour mine donc c'est une population quasiment à charge. oui moo dañu war am plan Sénégal éducation. waaw pas hébergeant. non PSE plus dafa éducation boobu. duñ ci war a dugal alphabétisation. au niveau national. parce que loolu duñ ci régresser
su ñuy xool Sénégal en 1960 la population globale était de l'ordre de 3 millions 400 000 ou 3 millions 500 000 à peu près habitants. Le taux d'analphabétisme était de l'ordre de 49%. léegi yokku tey cette population ñu ngi ci 17 millions d'habitants. Rien que le Dakar li nekk ci Dakar 3 millions 800 000 personnes moo ëpp li nekkoon Sénégal yëpp. en 1900. sur 0,3% du territoire national. waaw nga yore réew mu mel noonu réew mu sensible noonu te ni doo waxtaan ak nit ñi. doo dem mu leer. doo dem. donc loolu il faut ñu xool wàllu tàggat xale yi te yar mag ñi. waaw mag nag soxla nañu yar nag bu baax a baax. parce que nag mag ñi suñuy wax tey ñun suñu classe gi nga xam ne ñu am juróom benn fukki at ak lu teg nous ne sommes que 6%. donc mag ñi mooy ñi nga xam ne am nañu 45 ans. fekk si ñu. te nag ay pères de famille. ay pères de famille ay maam sax. ñoom seen bopp bu ñu yarawul duñu mën a yar. du dem ñoo lëmbale réew mi. garaaw rek garaaw taf yëngal garaaw rek. il faut que ñi fi des. te ndeysaan góor gu baax muy maître Babacar Niang daf ma daan wax naan ma Ablaye ma ni ko naam pap mun ma na nga góorlu ba meubler sa cerveau wu njaboot balaa ngeen leen di bàyyi ñuy jéem a meubler seen ay salon. Un cerveau bien meublé t'arrache de la misère et de la pauvreté. mooy jàngal bi. waaw te du ñu nekk ci réew moo àddina boo xam ne nag c'est le savoir moo ko yore te loolu moo ëpp solo fuuf yu sewaan yi ñuy yëngal pour taal réew mi. àddina bi fi mu nekk nii fi mu jëm. fu ñu wax intelligence intelligence artificielle fu ñu toll. fi mu ñuy yóbbu. mais ñun ni ñu nekkee dafa garaaw sax. ñoo mel de petit combat. ñu nekk ci yu terre à terre yoo xam ni alors que àddina bi ba saxaar si di dem na yàgg na. ñun ñu nekk fii jamono joo xam ne suñu moytuwul fii ak fukki at ci kanam nit ñu mel ni ñun ñooy doon goley démb yi. ndax ñii daañu puiser seen cerveau ñii commencé nañu puiser seen ay loxo ñii commencé nañu multiplier na seen sens yi et cetera et cetera. li nga xam ne mi ngi am ci réew mi mooy liggéey ñàkk partout ndax robot yi ñoo koy def à la place des gens ñu dem ba toll ci nañu defar éthique wul robot yi ñun ñu bëgg a séparer politique ak éthique. mu nekk. mënul nekk la politique est inséparable de l'éthique. ku xamul politique rek moom mooy jéem a séparer ñaar ñooñu. politique dëgg kese la war a doon wax te jëfe li nga wax. wante wax tey suba wax saafaan ba. gannaaw suba nga defaat li bàyyi woo xel ci njaboot ji màgg noo koy jàngale noo koy ci fi ne nan ngay def ba kenn ku nekk ci yow la nga mun ko alphabétisation boobu ndax réew moo xam ni 54% d'alphabétisation. dafa tuuti. mais minorité. du yoon mooy yore minorité. tey pour falu ci réew mi fii soo amee 2 500 000 voix plus benn. sur 17 millions. sur 17 millions falu ça veut dire que minorité moo la fal. t'es élu par 5 millions peut-être d'électeurs si inscrit 2 millions la fal. waaw maanaam 17 et quelques millions faluñu la. faluñu la. waaw ngay balbalu nag. munul nekk. loolu mu wax am na solo surtout mbirum yar bi ak mbirum comportement yi parents yi war a am. maanaam parents yi xamante ne seen âge bi 45 ans 50 ans 60 ans yooyu ñu nekk ndaw. yore seen i doom ñoom seen bopp bu ñu yaruwut duñu mën a yar seen i doom nga toog sa biir salon ñu wala portable sa doom toog sa wet. nga nag man maa ngi Sandaga alors que yaa ngi sa biir saal. sa doom xam ne papa ji li mu wax day lay. xale bu yeewu de naan fen baax na. loolu Alassane dëgg la. réew mi daa bari fen. li Ablaye wax aussi lu am solo la parce que ñaari xalaat yi benn la daanaka éducation alphabétisation jàng xam-xam réew mu raw moroom ma ren fi nekk nii jamono yi nekk nii. xam-xam moo ko joxe. bu leer. am na ko ma dégg keroog ci sa émission bi yaakaar naa mu naan réew moo xam ne bi am na yoo xam ne mënoo ko defar puso wala. cure-dent yu mel noonu. 6000 kilomètres nga koy importe jóge Chine. am na yoo defee ay poste ne li ngay jëfandikoo fi bii dëkk la jógee li ngay jëfandikoo fii bii dëkk la jógee ainsi de suite donc
éducation lu am solo la éthique aussi lu am solo la. parce que booy jàngal nit te doo royukaay li nga koy jàngal du dem fenn. du la dégg sax. du la déglu dama bëgg a ñëw ci benn mbir boo xam ne bii bu am solo la ci sama gis-gis mooy nguur la notion de pouvoir linguistes yi dañuy wax naan da ngay analyser discours composant discours bi lan la luñ ciy jëfandikoo comme kàllaama comme terme. surtout les silences du discours. waaw silence nguur discours yi. nguur buur maanaam boo dee nguuru yaay buur te boo dee buur mën ngaa nekk buur di buumi maanaam loo neex ngay def donc ñi nga xam ne ñi sur les 17 millions d'habitants là ou peut-être moins ci élections yi passé yi fal ñi fi nekk ak parti politique yi ni ñu baree ci Sénégal plus de 300 je crois. ëpp na ko. léegi te kenn mënu ci la wax ne le am naa siège am naa programme am naa militant dugal ci réew mi débat de société ban société lañ am fu mu toll fu ñu ko bëgg a yóbbu ñun dañoo ñàkk chance xam nga lu tax. bi réew mi demee ba vraiment mu nekk ci situation bu méttee métti ci temps Abdoulaye Wade ñun de politique yi. PIT en l'occurrence parti socialiste ak yeneen société civile ñu gëstu ne nañu taxaw xool réew mi fu mu toll ak fu ñu koy jëmee ñu def assise nationale. Alassane li ma jaaxal mooy kenn waxatul ci assise nationale ñaari at ak lu topp ñuy xalaat réew mi kàngaam yi fu ak ci fànn boo ko mën a natt. ñëw nañ bokk ci assises nationales yi. waaye ñu si bëri léegi nguur yi moo leen intéressé. voilà compal bi moo leen intéressé. waaw xam nga sax loolu boo ko waxee. ñu seen di assises ñu ne da ngay gaaruwaale. gaaruwaale amul kat dañuy wax. waaye nañu toog ci cadre général bi. dañuy toj wax ji yàq da koy toj rek mu leer nañ. maa la gën a d'accord ci loolu de. waaw mais daa bañ ñu mu divertir ñu. comme ni ñuy wax mais assises yi ñu dénk ko koo xam ne kii ñoo ngi feete. samedi. téeméeri atam li ngeen wax éthique nit ku sell nit ku jub nit ku am xam-xam nit boo xam ne bi roykaay la adduna bi yépp xàmmee ko bi mu nekkee UNESCO. Amadou Mahtar Mbow. mu xeex boo xam ne bi kenn ci nit ku ñuul musul xeex ba yëgg yóbbu ko foofu daal di ne nouvel ordre culturel Munich. muy koo xam ne kii moom la ñu dénk les assises nationales parce que bu wootee nit ñi gëm nañ ko. nañu ñëw référence la ñu ñëw. keroog bi ñu koy def King's Fahd Palace man sama yaram da doon daw ñoo xëy ba mu ne gëj a gis xaw ma kañ la mais bi ñu leen wooyee dañ ñëw bokk ci waxtaan ñu am li ñuy wax courage yàlla na ko yàlla yërëm ku mel ni Mansour Kama. ku mel ni général Seck ñoo xam ne ñi kenn gën leen bëgg réew mi. Mansour Seck. waaw ñu gëstu ba génne les conclusions des assises nationales xam ne am na dëkk yu bari yu doon ñëw fii di ñu laaj ñun naka lañ ko defee fan lañ jaar bu def loolu tëral la charte de bonne gouvernance mais loolu c'est les fondamentaux pour que nit ñi gëm ne lii kat bu ñu ko doxalee ku ne da nga ci gis sa bopp yemuñu foofu de conclusions yi dañ ko siiwal ci langue yépp def ko ay cassette nga xam ne fooy man di toll boo dugalee cassette bi xam lan mooy assise nationale lu ñu mébét ak fu ñu bëgg a jëme réew mi ñu jël loolu teg ko de côté ñi fiy wax ñépp doo ci gis kenn doo ci dégg kenn mu ne la assise nationale dafa mel ni amuñu mémoire. ah mais ñi fi nekk la ànduñu woon ci loolu ñoom ñu ngi woon PDS. waaw mais am na ñoo xam ne àndal nañ ci en fin de compte ba ne ñun d'accord nañ ci. waaye mooy taf yëngal bi rek mooy affaire bi. mais loolu bu ko nit ñi gisee dañu naan ñun lu ñu mën a gëm. mooy jaar ci suuf. parce que loolu li muy indi mooy la notion de pouvoir li ma ko waxee léegi nguur pouvoir lan la pouvoir pour kan au profit de quels intérêts. te nag dañu nekk ci situation boo xam ne bii Sénégal muy Afrique ñun lu ñu metti dëgg mu lépp lu ñuy def ci àdduna tey jii
il faut que ñu ñëw Afrique pour jël fi lii fi Afrique am muy ressource minière naturelle métallurgique ainsi de suite ainsi pétrole gaz tout uranium ñu taal ay dëkk ndax loolu. Niger ak yooyu. mais pourquoi. djihadisme dans la bande soudano-sahélienne. mënuñu am jàmm. ñu nekk fii di fo. dañu am ressource. Sénégal ñu ngi foo. ñoo ngi fooyee loo xam ne lii. dangereusement bis bu ñëwee ci biir réew mi. daañu ko rëccu bu baax a baax a baax a baax. ñi xam ne ñoo ne ci kaw yore nguur gi bu ñu amee gis-gis boo xam ne bii day aar réew mi. nañu taxaw réew mi wax leen ko. ne lii bu ngeen ci duggee bii musiba la ñuy jural. waaw lu mu wax am na solo ndax sous région bi nu mel gis nañu temps yële passé côté wu frontière Bakel am na ñaari commerçant ñu jàpp foofu ak jihadiste la ñu woon ñu ngi doon liggéey Amadou Koufa nga am si sud rébellion bi amoon foofu ba léegi yëf yi jeexagul nga am gaz am pétrole ab réew yi am loolu ci àdduna bi ñee la ko dina seetaan boo amee gaz et pétrole wayu yëpp dañuy ñëw toog sa réew di xaar situation yi may ko nit ñi nag ñu taal dëkk bi nag. loolu dafa am na solo te ñiy taal dëkk bi peu importe ñu leen mën a tuddee ñi nga xam ne ñooy commanditaires yi mooy ñi fi nekkoon démb noot ñu. ak di féetewoo suñu alal démb soxla woon nañ ko tey lañ ko gën a soxla. surtout ak pandémie bi am. lii pandémie bi est une chose. rey seen réew. waaw mais dafa am des organisations internationales yoo xam ne du ñu alerter OCDE. ba mu defee rapport am ak léegi yàgg na nii ñi ngi dem ci 2025 approvisionnement en eau ci àddina bi. mooy combat bi. day jafe-jafe boo xam ni. ku yebu réew mu nekk nga jóg ci. ñu wax la guerre de l'eau. de l'eau. am yeneen organisation yoo xam ni du ñu wax ni fii ak la fin du siècle les métaux ferreux yu ci bare. day jafee am walla nga xam ni boog daa ko wuti fu sore ci suuf ba am ay grandes puissances yoo xam ne ñi ngi commencé xool nan la ñuy def pour yegg ci yeneen planète mun fa am yenn kifin ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci cette ère de l'accélération simultanée la muy tey bëgg yóbbu nit ñi ci beneen xeetu humanité boo xam ni les robots les cyborgs ñoom ñooy ñi nga xam ni ñooy def 90% de la production mondiale ñoom du ñu am seen projet boo xam ni nee nañu fii ak 2050 suba la loolu daañu mettre sur cette terre au moins 100 milliards d'objets connectés c'est-à-dire que ñun dañuy weesu donc loolu muy ay combat yoo xam ni ay combat yu rëy la ba tax lu ñu am ci ñun ci ressource as tuut. lu mu tuuti war nañu jéem a fexe ba nekk benn pour ànd aar loolu. mais est-ce que classe politique sénégalaise bi na kii nañu jàng nañu enjeu yooyu jël nañu ko en charge enjeu yooyu. mais moo ak seen comportement sur le terrain politique. moo tax man yàlla na ma ko yàlla jéggal xëy na dama juum dama jàpp ni amatuñu ay homme politique. ndax homme politique day am vision bu wér jëm si yàlla si Cheikh Anta Diop yi ñuy wax tey ba mu koy wax ak léegi ëpp na juróom fukki at mosuñu woon bàyyi xelam ci ay liggéeyam tey li science wax ñu bare ci ñoom gis nañ ko dégg nañ ko xam nañ ko mais ay court-termiste daf fi bare. ay jouissance. waaw court-termiste tey. noos ci affaire yi. fii ak 4 ans la élection yi. Johnny. waaw donc nan lay def ba jaar. nan lay def ba am lii. mais yow loolu ngay wut def ba jaar dem ba am nii mais bés bu sa dëkk nekkee ci fitna day naax saay. bu leer. la preuve gars yi bëri xam nañ ko boo yoree alalu nit ñi nga lekk ko toog sa kër tabax say étage mais booy bu ñu wàccee toj sa kër. mais c'est clair. kooku dafa di logique boo xam ni. dañu koy wax alal la nga jël ci wàllu business. su fekkee ni da nga def ay contrat di léonien la nga xam ni nit ki la ëpp doole. day ñëw imposer la boppam nga signer ko n'importe quel type de contrat kooku tant que yéen ñaar yéen a ko seq mun nay def lu ko neex. mais peuple bi nga xam ni moom daf ci am wàll bés bu toogee ba sonal ko.
loolu dund nañ ko ñu naan du ñuy laaj intérêt wu tel réew du ñuy laal intérêt wu tel non loolu du loolu nit ñi du ñu sonn te xiif. te ñu war leen toppatoo. war leen toppatoo. xam nga loolu rek la. xam nga Alassane. li mu wax léegi dama ci bëgg a yokk loo xam ne lii pour man lu fondamental la. loolu la. damay faral di mer su may dégg ñu ne la classe politique. classe dafa nekk terme boo xam ne bii. dafa chargé. dafa chargé waaw. c'est une classe politique catégorie de personnes. waaw bu fekkee ne au sens marxiste du terme. ouais. effectivement c'est une classe. parce que ñoo bokki intérêt. une classe comprador. oui ñoo bokk intérêt. Antonio Gramsci. voilà c'est-à-dire que classe comprador boobu ngay wax mooy ñi nga xam ne ñi ñoo xam ñoo man ñu aakiméwoo pour gën a jariñu. di passé mais ñi nga xam ne nag waaw ñi nga xam ne nag jariwuñu amuñu dara mais lu leen yëngal dafa yomb. waaw. explosion bi ñu gis temps yi passé dafa nekk signaux yoo xam ne ñi yàgg na képp kuy gouverner waroo ko déglu. bu yàgg sax. parce que yàgg na fii. du tey rek. di raam li mu doon xaar mooy ñu taal almet mu boy. parce que boo ko analyser d'un point de vue sociologique. et d'un point de vue économique. ils avaient toutes les raisons. de sortir et de le manifester comme ça. C'est pas des organisations disons structurées qui évidemment man damay yaakaar ne ci seen ginnaaw. am na infiltration am na ay organisations structurées yoo xam ne ji moo leen pousse. lu toj. mais kooku nag sénégalais ak fooy man di nekk da nga cee war a taxaw war a expliquer éclairer les gens que lii fi mu jëm du am ëllëg bu baax. muy benn. ñaareel bi mooy ñi nga xam ne ji dañuy xaar pour que fi ñu war a xalaatee fu ñu jëme réew mi ñu fexe ba ñu romb ko mooy li ñuy wax diversion indi ñu loo xam ne lii amul bopp amul genn ñu ciy ŋawti di ci ŋawti tous les jours boobu discussion rek ngay dégg fu nekk. mais nañu liggéey bi nag. mais nañu liggéey. ah oui. on peut discuter et travailler. waaw. on peut contester et travailler. mais on peut faire des initiatives citoyennes pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça mais nous allons continuer à travailler. absolument. c'est-à-dire qu'il ne faut pas être nihiliste. jamono ji ñu nekk jamono ju métti la ku wax ne dinaa régler problème Sénégal tey waxoo dëgg. parce que les questions sont beaucoup plus complexes qu'elles ne l'étaient il y a 5 ans il y a 10 ans ou il y a 20 ans encore moins bu ñu amul benn prospective maanaam xalaat suba fan lañ jëm li mu wax nii te ma junj ko sànq ci sama intervention dafa am solo. Sénégal comme gis nañ fi ay koom-koom. yu nit ñi soxla muy pétrole ak gaz. du ñu may jàmm. waaw. mais c'est la responsabilité de l'État. absolument. de garantir la stabilité. et la sécurité pour que ñu mën a profiter de ça ñu ko deful ñëpp ñoo ngi dans la turbulence aujourd'hui et tant que dañ fi nekk di fay ay lakk duñu am temps pour defar suñu réew. absolument li nga wax tënk na lépp heure bi jot na maa ngi lay gërëm di la sant di Magaye Kassé di professeur titulaire des universités ànd ak Abdoulaye Diallo le berger d'Île de Ngor ingénieur écrivain et artiste peintre ñu waxtaan réew mi mbirum république bi xool nañ ko mun a aaree ñu sàmm réew mi ku nekk mun ngaa nag wut fu la neexee waaye sàmm réew mi parce que réew bi fu nekkule yow mii di wut réew mi doo ko jot ki nekk ci réew mi tamit du continuer di jot Sénégal nañu jàmm yàgg nañu liggéey si jàmm ji ku nekk mun a maanaam jongante nu mu la neexee waaye de respect de la république ñu ne gërëm di leen sant di gërëm ñëpp di la ñaanal yéen doog jàmm.